jàmm ci seen ñetteelu numéro miroir Covid-19 tey ñaari fan ci weeru avril atum 2020 yemook weer bi coronavirus duggee ci réew mi ba tey nag test yi li mu wane mooy juróomi doomu aadama ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ñoom ñoo am jàngoro ji di coronavirus fukk ci ab lim di ñi nga xam ne ñoom ñoo wér bu ñu defee xayma nag téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ñooy faju fii ci Sénégal ci bërëb yooyu sax dañuy dem ca benn ci ñoom mu nekk ca banlieue bu Ndakaaru fekk fa Salif Sow foofee lu ëpp ñeent fukk ci ay doomu aadama ñu ngi leen di faj jàngoro ji di coronavirus. centre de traitement ba ca banlieue bu Ndakaaru hôpital Dalal Jàmm Salif Sow lañ fay fekk Salif Sow. dal leen ak jàmm ci banlieue bu Ndakaaru diggante Pikine ak Géejawaay jamono ji ci xabaar yu mujjee am fukki doomu aadama ak benn ñoo fi amee coronavirus ci gox bi tey jii nag dañ leen indi ci centre de traitement. bi nga xamante ni mooy benn bu nekkee ci banlieue bu Ndakaaru nekkee ci diwaanu Géejawaay nekk ci biir hôpital Dalal Jàmm ñu ngi ko ibbi àjjuma ci guddi jamono ji am na ñeent fukk ak benn nit yi nga xamante ni amee nañ jàngoro ji ñu ngi leen fiy toppatoo kenn ki sa ñoom sax jigéen bi wérul la dinañ ci ñëwaat ci buñ duggee ci biir ci détails yooyu yëpp ànd ceeg ñi ci war a àndal di waa Kër Docteur waaye waxtaan bi dañ koy door ak ki nga xamante ni mooy kilifa gi fii di directeur bi Moussa Samdaf TFM mu ngi lay nuyu. jërëjëf Saliou maa ngi lay nuyu di la fay di nuyu également seen téléspectateurs yi. am na ñeent fukk ak benn ci lu ñu wax ñoo xamante ni amee nañ jàngoro ji fii ndax mën nga koo dëggal. waaw loolu xibaar bu wër la bu ñuy dëggal mën nañu wax ne sax ni léegi bi midi di jot ñu ngi ci ñeent fukk ak ñett. fi ñu leen joxoon suñu capacité maanaam juróom fukki lal la ñu ngi yéeg. foofu tamit war nañ fa am juróom fukki lal mais comme ni ma ko waxee woon bu laajee wax dëgg yàlla yenn services yi ñu arrêté leen yokk jël malade yi foofu mun nañu dem daanaka ba malade yi occupé lalu hôpital bi yëpp te yooyu mun nañu dem ba 300 malades maanaam. mun nañ tàmbali visite bi. waaw mun nañ koo tàmbali. ci bureau ki jiite comité bi xeex coronavirus fii lee boo fa ñëwee gis ne moom liggéey bi daf ko song bu baax a baax. ñun ñu ngi tàmbali depuis ci guddi àjjuma 27 mars 2020 ci guddi googu jot nañu recevoir 10 malades fukki malades depuis booba nag ñu ngi continuer di recevoir ay patients ba léegi nii tey nii au jour tey nii am nañu 40 patients yu hospitalisés yu entré. ñoo xamante ni ñu ngi leen di suivre correctement am na ki sax ñu jot a négatif ci lot boobu depuis vendredi ñoo nga xamante ni ñu ngi fexe ñuy organiser seen sortie. instant yi ñi nga xam ne ñooy liggéey carrément ci malade yi nekk nañ ci ñetti fukk ak juróom nu ñu leen organiser malade yi ñu ngi leen di jël en charge 24 heures sur 24. bu leen di jëlee ci yeneen bërëb fajukaay di leen indi fii ci hôpital Dalal Jàmm lépp loo xamante ni wàllum kaaraange la dañ koy jël ba mu mot. comité bi nag liggéeyam bi mu njëkk a def mooy identifier li ñuy wax circuit patient maanaam bu ñu amee benn cas suspect fu muy jaar ak fu mu warul jaar circuit bu nga xam ne amul aller autour du nekk même place bi identifier ay place yu nga xam ne mën nañ leen fa teg en attendant ñu ñëw prélever leen identifier place bu ñuy toog en attendant résultat bi ñëw ba pare identifier fu ñu leen di hospitaliser bu fekkee résultat bi c'est positif. néeg yu ni mel lañ leen def donte xam naa am na ñoo xam ne seen kër dàq na lii. waaye ñun moom ñu ngi góorgóorlu ba liñ ci mën daal ñu ngi koy def lal bu nekkit fexe nañu ba oxygène am ci ba nga xam ne daal bu fekkee ne dañoo soxla oxygène ci lu gaaw ñu mën koo jëfandikoo jéem nañ koo yeesal ci lu ñu mën ba ñu gannaaw tëju bi dafa xaw a metti ba ñoom it ku ne ñu defal la ab télévision boo xam ne nii daal danga daa ci mën a seetaan xam lu xew ci réew mi. Ici nous avons le kit de prise d'admission pour l'ensemble des patients qui viennent, tout patient qui passe par le Covid, donc nous allons le préparer, donc un kit d'admission. fu sorewut ak bureau moom pharmacie bi foofu la nekk ca pharmacie ba fekk nañ fa chloroquine bu doy sëkk. waaw jot nañ fi bis ni ki démb quantité chloroquine boo xam ni doy na pour traiter suñu cas yi ñu fi am tàmbali nañ traitement yi ak chloroquine waaw. wàllum lekk ñi nga xamante ni ñoom ñoo feebaru coronavirus fii ak it ni ñuy xalaatee ak di ko gisee jamono ji ñii loolu dafa soxal bu baax ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa Kër Docteur ki ñu ko leeral mooy directeur bu hôpital Dalal Jàmm di Moussa Samdaf moom sax tey jii moo ñu doon xamaleeg bërëb yi nga xamante ni dañ koo xàlli fii ngir dalal fi ñu amee coronavirus.
Salif Sow ñu sant ko bu baax di ko gërëm ci découverte bi mu ñu defal fële ca hôpital Dalal Jàmm ci centre de traitement bi bu ñu jógee banlieue bu Ndakaaru dañuy dem ca Ndax Géej fekki fa Ousseynou Diop xam ngeen ne Ndar am na ñetteelu cas bu coronavirus boobu benn xibaar la ñaareel ba mooy ki ko njëkk a am foofu ca Ndar Géej wér na muy des ba tey ci ñaar rek ñoo xam ne ñu ngi nekk ci traitement Ousseynou Diop lañ fay fekk Ousseynou. Ndar Géej am na ñetti cas yoo xamante ni positif la waaye alhamdulilah ki nga xamante ni moo njëkkoon am lii di cas coronavirus bi jamono ji nag daal nay wér ci jamono jooju ñuy wax ak yéen itam ñu ci bari ci nga xamante ni ñoo nekkoon en contact direct ak moom jamono ji daal na leen di libéré ndaxte xam ngeen ni dañu nekkoon en quarantaine ñeent fukk ak juróom-ñeent la woon ci ay lim ci lu jëm ci wàllu information yi jëm ci wàllu coronavirus bi itam jàppaleen Richard Toll ki nga xamante ni moo fa am feebar bi juróom-benn fukk ak juróom-benn ci ñi nga xamante ni ñoo ko gënoon a jege ñooñu itam jamono jëlee ñu ngi nekk en quarantaine waaye te nag 14 yi nga xamante ni ñoo nekkoon à haut risque ba léegi ñu leen di suivre ki nga xamante ni nag mu mujj am lii di feebar bi Modou la jóge woon ci bitim réew ci ñaareelu quinzaine bu mois de mars bi la ñëwoon ci dëkk bi jamono ji moom mi ngi ci hôpital régional bu Ndar waaye tamit njabootam gi nga xamante ni ñoo nekk ci diwaan Ndar Géej ñooy ñëpp jamono ji daan na leen di téye ñu nekk en quarantaine liñ ci mën tam wax mooy Ndar Géej ñu ci bari bi ñu déggee xibaar yi ci lu jëm ci wàllu cas yi na muy amee file joxe nañ seen xalaat ñu teewlu leen. dama jàpp ni ñetti cas jusqu'à présent c'est gérable et ñoo ngi sant et li ma déggagu mooy que ni cas wu Saint-Louis yëpp retracé nañ ko xam nañu fu mu jugee bon le plus dangereux comme disent ceux qui s'occupent de ça les spécialistes et les médecins c'est la multiplication des cas communautaires que Dieu nous en préserve. ay bees yooyu bu fekkee importé la kër ga ñu dal ñoom ñëpp ku yebu seet leen loolu daal laay conseillé nit ñi ku ñuy signalé gan yu bees yi ku fi ñëw ñu signalé ne la nga dama ñu dépisté la comme ça affaire bi am. beneen xibaar jëm ci wàllu coronavirus bi ak couvre-feu bi nga xamante ni bañ ko tàmbaleeg léegi mi ngi bëgg a yàgg xam ngeen ni am na ñoo xamante ni dañu gàmm ak ñi di ras dem ñiy ras dem nag juróom ci ñoom daan na leen di teg loxo ndaxte lu jëm ci wàllu ay commerce ay bërëb yoo xamante ni ay boutique ñoo fa nekk dañ ko daan dem foofe di ko dajji di fa jël ay koppar wala boog ñu di fa jël ay marchandises ànd ak commissariat central ca boobu Bekay Jara nekk ca teg nañ leen loxo juróom lañ ci ñoom ñaari receleur commissaire nag nee na lu jëm ci wàllu xeex bi dañ koy wéel gu nekk dinañu mobiliser personnel bi yépp dinañu utiliser lu war a toll ci juróom-ñaar ba fukki oto ndax gouverneur sax abal nañu ñetti oto couvre-feu bi dafa nekk liggéeyu suba ak liggéeyu ngoon ndax am na couvre-feu am na tamit état d'urgence ay mesures yoo xam ne gouverneur àggee nañu ko ngir ñu jéem ko dox comme ni ma waxee couvre-feu bi laay tàmbalee couvre-feu nekk na loo xam ne waa Ndar yi daanaka njëlbeen ji amoon nañ jafe-jafe ak waa Guet Ndar ndax bu ñu ñëwee bu ñu leen teree dañuy dugaat seen kër yi bu ñu demee ñu génnaat wante mujj gi kenn génnatul maanaam ñëpp daal mel na ni respecté nañ ko am na nag ñoo xam ne jàpp nañ leen ci couvre-feu bi ndax dañuy génn di dox ci heure boo xam ne waruñ ci dox am na yenn oto tamit yu ñu ci jàpp ci heure boo xam ne waruñ ci waruñ ci dox loolu it nekk na loo xam ne sakkanul wante am na. kon Ndar mi ngi noonu wàllu coronavirus bi xeex bi mi ngi gën a wéy ci dëkk bi koo gis lu ni mel lay wax mu mel na kon li ñu gën a làmboo mooy ñu toog suñu kër waaye tamit fexe lu jëm ci wàllu ndogal yi nga xamante ni kilifa yi war a yore wàllu santé joxe nañ ko ñu daat koy respecté. Ousseynou Diop moo ñu toogal foofee ca diwaanu Ndax Géej bu ñu jugee Ndar itam dañuy dem Bawal foofee ca Njaareem itam am nañu seen centre d'isolement ca Bawal dañu fay fekki Babacar Diouf. jërëjëf bi ngeen ñu fekkee fii ci diwaanu Njaareem fii nga xamante ni nag dalal nañ fi beneen centre boo xam ne nii dañ fiy nemmeeku képp koo xam ne nii dañoo njort ne am nga li nga xamante moo di feebaru Covid 19 fii ci hôpital Heinrich Leucke lañ ko tabax ba sax dañ ko doon won ki nga xamante ni moo jiite région bi di gouverneur de région Gorgui Mbaye. Njaareem pare nañ pour bokk ci xeex bi ñuy xeex coronavirus ku fi ñëw tey di nga xam ne ñii taxaw nañu li tax ma ne taxaw nañu mooy boo duggee daañ la thermoflashé teg la loo xam ne pour xam ndax sa yaram tàng na am déet boo ñëwee aussi pour dem fa ngay fajoo di nga fa fekk ci urgence ba koo xam ne dina la defal lu mel noonu bu ko defee bu la dara jotulee bu ñu njortawul dara ñu bàyyi la nga continuer dem fa nga war a dem bu ñu njortee dara nag dafa am fu ñu lay ber. Heinrich Leucke nag beneen mbir mi nga xam ne mën nañ ko fee nemmeeku moo di ñi nga xam ne ñoo doon feebar daam di fi ñëw danoo wàññeeku bu baax a baax loolu nag jaaxal na ki nga xamante ni moo di directeur hôpital bi ba sax mu ngi ci indi ay kaddu. malade yi wàññeeku nañu te loolu malade dañuy ragal ñëw hôpital faju parce que dañuy ragal feebar bi mais li ñuy wax rek mooy xëy na épidémie am na mais yeneen maladies également ñu ngi fi
nit ñaa ngi am tension ñi ngi am diabète ak yeneen feebar yoo xam ne dañu war a ñëw hôpital ñu faj leen donc il faut que également ñi am feebar yooyu ñu continuer ñëw di faju parce que bu ñu fajuwul également feebar yooyu mën na leen lor. hôpital moom c'est vrai dañuy faj mais dafa am activité économique boo xam ne dafa nekk ci ginnaaw liggéey boobu parce que dañu am ay personnels yoo xam ne dañ leen di jël en charge dañu am également ay salaires yu ñuy fay dañu am ay charges sociales yu ñuy fay donc dara wutale ñu ak yeneen entreprises yi donc du coup c'est vrai que ça va impacter dafay am jeexital ci activité économique gu hôpital. hôpital bi sax fi nga xamante ni moo di entrée yi liñ fi nemmeeku mooy loolu ba sax mag ñi nga xam ne dañ doon faral di feebar di bénéficier wu ci plan Sésame bi ñoom tamit fi mu nekk nii dañoo jàpp ne ñoom seen ñëw demeetul noonu. plan Sésame gratuite la daanaka donc ni ñu ko doon utiliser ñëw boobu bu ma gisee ni tey danoo wax ni coronavirus dafa am ñëwatul damay jàpp ni est-ce que ñoom liñ doon wut si réellement ci hôpital bi ne dañuy faju si parce que gratuite la doo fay dara est-ce que réellement feebar boobu mi ngi woon ci ñoom est-ce que du woon gratuité boobu rek moo taxoon kon ñu toppoon maanaam bay abusé. loolu moo fi nekkoon ay xibaar yu tukkee ci coronavirus ci diwaanu Ndiarème ñu jàpp rek ne bi ci gën a fës moo di centre bi nga xamante ni ubbi nañ ko fii ci hôpital Heinrich Leucker mu dalal képp koo xam ne ni dafa am coronavirus ci diwaan bi. mu nga kooku moo nekkoon Babacar Diouf bu ñu fa jógee itam dañuy dem ci bët saalumu réew mi ca Ziguinchor niñ koy defee ci yeneen gox yi nekk ci biir Sénégal itam lu jëm ci wàllum dem beeg dikk bi dafa am ay dogal yu nu jël maanaam bu bëggee génn ci gox yi faw nga laajte lii di autorisation. Boubacar Diassi doxantu na ba fa nu koy utee Boubacar. ndogal yu autorité yi jël ci diwaanu Sénégal yi ngir ne askan wi nañu toog benn place kenn du dem kenn du dikk tax na ba képp ki nga xamante ne da nga bëgg génn la commune de Ziguinchor rawatina département bu Ziguinchor nga nar a soxla li nga xamante ne moom mooy autorisation de sortie du territoire. waaw loolu la ñu wax ndax man bi ma xëyee tey di dem Bignona pour am wuti foofu autorisation ma ñëwee ci point bi dañu ma retourné il faut nga am autorisation pour génn Ziguinchor autorisation bi 3 personnes la may ak chauffeur mooy 4 loolu moom ànd nañ ci moom loolu moom amul benn problème ba am vraiment. gare routière bi ñu téye nii damay ragal ay gare routière Kolda yooyu foo dem ñu dëkk Thiès a nga fa ñu dëkk Dakar te lu mel ni li ñu téye ñi mën a téye foofa ñu ngi dégg seen message te ñu ngi lekk ñu ngi naan te nombre bi ñu andi woon lekk nañ ko ba mu jeex na leen na ci état bàyyi xel daal parce que taxaw gi ñun ñëpp a ci ànd mais kenn ku ne da ngaa bëgg a ñibbi sa njaboot gaare sa oto. mais am na ñi nga xamante ne si ñoom dañu ne daal am na ay lenteur lu ñu nemmeeku ci utum autorisation de sortie du territoire boobu am na sax ñu wax ni dañuy ñaan autorités yi li nga xamante ne moom mooy ay permanence ñu mën kaa amal les week-ends maanaam samedi ak dimanche ñooñu nag ñi ko wax mooy taximaan yi ne ñoom seeni clientèle dafa xaw a wàññeeku na sax de moitié mais lu ñu sakku ci autorités yi mooy ñu fexe daal mu am permanence samedi ak dimanche ndax ñoom li ñuy dundee léeg-léeg bokk na ci li nga xamante ne moom mooy location yi. parce que ki wër yéen doo wër ci tax ba jant bi so amul sax lu mu fayee gasoil kooku bu toogee client yi dal ci kawam par hasard na ko yóbbu ma Tooboor wala yóbbu ma Jilaakoon kon kooku yaakaar naa du ko gëmee mais tey mënuloo dem il fallait que nga ñëw fii wut si autorisation bu fekkoon da ngay ñëw ñu defal ko nga dem perte loo client bi mais client bi finalement du la mën a xaar parce que temps bi ngay def fii client bi am activité am di ko doxi du la mën a xaar su fekkoon da ngay ñëw ñu may la autorisation nga dem ñun d'accord nañ loolu ñun ñëpp tey ku ne xam na ne feebar bi ñëpp la laal du taximan bi du transporteur bi du mécanicien bi du menuisier bi ñëpp la laal mu am permanence samedi ak dimanche autorisation ñu yomb di ko yombalal askan bi ndax ku ne xam na ne tey ji taxi fii si dëkk bi nit mënu fi am dara da ngay yendoo daw ba jant bi soo dërëm doo ko am kon client yi lay yóbbu ne la di dox seen activité yóbbu ma Tooboor Kalafon Jilaakoon Bignona wala Kafountine ñooñu si nga mën a sukkandiku am dépense am loo am gasoil waaye li ñu gën a nemmeeku mooy am na ay attroupement ndaxte loolu mooy revers de la médaille am na ay attroupement fii ci préfecture bi Ziguinchor mu am ay sénégalais yi nga xamante ne ñu ngi koy ñaawlu. te lii ñu ne jotaa lañ fi bañ comme saa ni mu ko si waxee woon ñu ne regroupement la ñuy bañ te fu mu toll nii ñoom regroupement lañ nekk di créer depuis démb. mu doon li nga xamante ne moom mooy tawatu askanu Ziguinchor rawatina ñi nga xamante ne dañuy soxla li ñuy wax autorisation spéciale de sortie du territoire ngir ñu mën dem ak dikk nu mu leen neexee rawatina ci seen wàllu liggéey. région bu Fatick am na benn cas lu jëm ci wàllum sensibilisation bi ni ñu koy defee ci gox yi noonu itam lañu koy defee ca région ba li ñu nemmeeku nag mooy lu jëm ci wàllum geste barrière dawalkatu moto Jakarta yi respecté wu ñu ko nee ñu Aminata Goudiaby nuyu naa la.
maa ngi lay fay Faty Dieng di nuyu mboolem téléspectateur yu TFM fi nag ñu taxaw moo di boulevard Macky Sall bi nga xam ne moom moo nekkee ci commune bu Fatick yoon la woo xam ne dawalkati Jakarta yi liñ fiy jaar bëri na ñoom nag taxaw seetlu bi ñu def ci ñoom tey mooy ci seen wàllu liggéey gisuñu leen ñuy jël ay matuwaay ngir moytandiku feebar bi nga xam ne moom moo di coronavirus di wéy di am doole ci suñu réew naam nag ñu bëri ci ñoom xam nañu ni ayok feebar bi ni mu toll ak danger bi nga xam ni moom moo ci nekk na ci ñoom ñenn ñu taseel dañ ma ne entre même pas 2 mètres 1 mètre moo tax ñuy waral distance bi daje bi daal loolu moo tax ñuy tere daje bi mbooloo bi quoi parce que xam naa mbooloo moom lépp ci la xëj waaw loolu moo tax loolu dañ koy tere quoi waaye fu may dugg wala avant may génn damay raxasu ba set di ñaan yàlla nag feebar bi génn fi dem daal. bu yàggul dara kilifa yi nag fii ci Fatick jëloon nañu ay dogal di tere borom jakartaay ci seen jëmmi bopp ñuy yàpp ay nit ndaxte loolu mooy seen liggéey waaye seetlu gi ba léegi Faty mooy am na ci ñoom ñu bëri ñoo xam ni dañuy wéy di yàpp ay nit di def seen liggéey comme niñ ko defee mu mel ni dara xewul ci ñoom nag li lañ ci tontu. bu ñu teree moto yi moo xam naa métti rek lay am parce que am na moto yu bëri ñoo xam fii noo yor kër yi. non bu ñuy continuer di yëpp moto yi moom la ñuy sutura la moom la ñuy defee suñ bis lépp daal suñu wàllu dépense ak lépp daal di dimbale suñu waajur yi quoi ci loolu lañ nekk quoi moo tax ñu nekk ci kaw tali mi di yëpp clients yi di moytu it ndax léeg-léeg police yi dañuy sonal quoi ndax nee na amoo droit yëpp kenn quoi. sensibilisation gi nag jëmee ci askan wi yëpp autorité administrative yi ne dinañ ci gën a góorgóorlu ndaxte ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa région médicale jotoon nañoo defal ay formation ñi nga xam ne ñoo di ASP yi bàjjenu gox yi ak sax journalistes yi ne woon nañ tamit am nañu programme boo xam ne fas yéene nañ koo jagleel ñi nga xam ne ñoom ñoo di dawalkati moto Jakarta yi nekkee ci Fatick ngir jàppale leen aar leen ci li nga xam ne moom moo di feebaru Covid 19 Fatick. ci diwaanu Sédhiou itam am na ñoo xam ne ña nga leen wéy di leen isolé ndax itam lu toll ci juróom-ñaari doomi aadama defal nañ leen foofee ay test juróom yi amuñu coronavirus ñaari nag ñi ngi xaar seeni résultat lu ci mën a am ñuy toppatoo lépp lu jëm ci wàllum wér-gu-yaram jox nañu leen ay jumtukaay ngir ñu mën a toppatoo lu jëm ci wàllum fàggu gi Bakary Konté. delluwaat si situation bi fii ci diwaanu Sédhiou région médicale moo xamle mu ne am na ay lieux de confinement yoo xamante ne créé nañ ko ci département bu Bounkiling en frontière ak Gambie département bu Bounkiling boobu am na lieu de confinement boo xamante ne Gambiens yi ñoo ko jagleel waa Sénégal ci frontière Saint-Oba beneen bi nekk ci Bounkiling wante tamit Balantacounda di Goudomp foofu tamit am na ay lieu de confinement ndax foofu tamit dafa am frontière ak Guinée-Bissau Sédhiou tamit ñi daal di am ay lieu de confinement yoo xamante ne dañ ko créé bu fekkee cas am na rek ñu mun leen de mettre en quarantaine wante ba léegi Sédhiou amul benn cas loolu nag médecin chef bi di ko rafetlu mu ne am na juróom-ñaar nit yoo xamante ne def nañ leen ay prélèvement juróomi c'est négatif ñaar yi ba léegi ñi ngi xaar résultat yi wante nag Amadou Yeri Camara nekk médecin chef de la région médicale moom nag miy rafetlu ministère bi nu mu leen jàppale ay dotation maanaam 15000 max wante tamit ay gel yoo xamante ne ministère jox leen pour agent de santé wante tamit pour militaires yi ak force de l'ordre yoo xamante ne ñoom nekk di leen jàppale nañu déglu Amadou Yeri Camara nekk médecin chef de la région médicale bu Sédhiou. ñetteelu yoon baa ngi ni ñuy recevoir matériel ministère de la santé bu njëkk dañu recevoir oon li ñu doon wax ay équipement de protection individuelle yooyu lay nit ñi di sol pour mën a def analyse wala topp maladie. ñaareel bi dañu recevoir li ñu naan ay masques FFP2 masques yooyu nag moom lay mbirum personnel de santé bi di sol pour faj. et bu loolu weesoo nag am nañ ay masques yoo xam ne masques yi nga xam ne ku feebar moom nga war a sol ak moom ngay gën a gis mooy masques yu bleu yi moom la ñuy wax masques chirurgicaux yi am nañ tamit ay gel yu ñu jox ak ay produits d'hygiène donc loolu tax na ñu mën ko séddale ci structure de santé yi mën ko séddale aussi ci force de défense et de sécurité ki nga xam ne ñoom la ñu liggéeyal. médecin chef Amadou Yeri Camara di ñaawlu zone de contournement yoo xamante ne borom Jakarta yi ñoo ko créé ak yenn chauffeur particulier yi ak transport en commun ñoo xamante ne dañuy jël ay zone contournement di dugg ci Sénégal wala bokk di génn di dem ci Gambie loolu mu ngi koy ñaawlu force de l'ordre yi nag ñu ngi ciy liggéey di def ay patrouille pour nag mën a arrêter phénomène boobu la. région bu Kédougou bokk ci juróom-ñett yi amagul lii di jàngoroy Covid 19 lu ci mën a am cas suspect yi ñu ngay wéy Ibrahima Diabakhate moo toogal groupe Futurs Médias ci diwaanu Kédougou Ibrahima mu mel ni am na ñoo xam ne itam ñu nga leen di isolé. jërëjëf Faty Dieng ñu ngi fii ci région bu Kédougou amagul benn cas positif bu coronavirus waaye nemmeeku nañu lu tolloo ci ñeenti fukki nit ak ñaar cas de contact. li nga xam ne jot nañ ko nemmeeku ci benn bus bu doon ñëw fii ci diwaanu Kédougou ñu ngi fii ak kii di médecin chef district sanitaire bu Kédougou docteur Fodé Danfakha docteur Danfakha fan ngeen toll ci ñeenti fukki cas yooyu de contact. waaw léegi mën nañ ne ñoo ngi suivre actuellement dans la région de Kédougou ñeent fukk
ak ñetti contact yoo xam ne ci bus bi la ñu ñëwoon donc parmi ces contacts dafa amoon ñoo xam ne dañ leen di wax contact avec haut risque c'est-à-dire mooy ñi nga xam ne dañu nekkoon ci kanam wala ci ginnaawu cas confirmé bi donc ñooñu quand même dañ leen isolé ci benn centre d'isolement bu nekk fii boo xam ne district bi moo leen ci gérer tout ce qui est appui et aide psychosociale donc loolu dañu créé benn commission boo xam ne ñoo ngi koy wax commission aide et appui psychosocial boo xam ne am na juróomi psychologue am ñaari sociologue ak ñetti assistant social parce que dañu gis ne cas contact yi ils étaient stigmatisés dañ leen doon stigmatiser seen quartier yi et que dafa nekkoon loo xam ne dafa diis ci ñoom donc il fallait que mu am benn appui boo xam ne ci seen kër yi dinañ mën a sentir à l'aise de même que ci seen quartier bi donc liggéey boobu vraiment nekk na liggéey bu yamba maaye ba nga xam ne actuellement ñoom ñëpp ñoo ngi ci jàmm ñoom ñuy wax ne amatuñu benn problème et que ñoo ngi leen di suivre ci comme domaine médical bi chaque jour matin et soir et aussi domaine psychosocial boobu. ginnaaw loolu docteur yan matukaay ngeen jël pour quand même parer ak éventuel maanaam ngeen seet parce que fii district sanitaire bu Kédougou dafa taqaloo ak frontière Guinée yan matukaay ngeen jël pour ngeen mën a surveiller vraiment dugg ak génn bi quoi. malgré que interdire nañ tout ce qui est déplacement donc mais loolu taxul ñun ñu bañ a ñu wàccee suñu loxo donc ci frontières yi. ba léegi suba rek war nañu dem ci supervision au niveau des frontières xool ba xam dispositif bi mi ngi toujours en marche xool ba xam matériel bi war mi ngi foofu donc loolu ñun suñu ñaari point d'entrée yi mi ngi nekk Fongolimbi ak Dindéfelo donc yooyu ñoo koy surveiller de manière régulière de même que garage bi nga xam ne tamit parfois mun na am ñu fi déplacé wu ñëw foofu donc surveillance boobu vraiment ñoo ngi koy renforcer de jour en jour. kon Faty Dieng lii moo fi xew fii ci région bu Kédougou. ginnaaw ñeenti fukk ak ñetti nit contact bi nga xam ne jot nañ ko nemmeeku fii am na ay matukaay yi nga xam ne autorités yi jël nañ ko jëmale ko ci frontières yi pour surveiller pour gën a surveiller dem ak dëkk bi ci diggante frontière Sénégal ak Mali ak Guinée ak Mali am na ay équipe médicale yi nga xam ne dañ leen déployer ci frontière bi yëpp ak tamit ci wàllum kaarange tamit am na ay matukaay yu takku yi nga xam ne jël nañ ko pour gën a surveiller dem ak dëkk bi ci diggante frontières yi. ñu jeexalee miroir Covid-19 ak région bu Kaffrine xam ngeen ne Ndoukoumane itam ña nga fay wéy loolu ñu naan sensibilisation naam ka amu fa waaye itam lu jëm ci thermoflash yi pajkat yi dañoo gis ne rek lim bi daanaka matul dafa xaw a doon jafe-jafe ca Ndoukoumane dañu fay fekki Oumar Ndiaye. jërëjëf soxna Faty dalal jàmm fii ci diwaanu Ndoukoumane gannaaw nag lave-mains yi ak yenn jumtukaay yi nga xam ne moo aju ci wàllu set jamono ji takkar naa si ci diwaanu Ndoukoumane fekk na nag jamono jooju li nga xam ne moom moo di thermoflash tumaranke ne lool ci ñaar fukk ak juróom-ñetti poste santé yi nga xam ne ñoo nekk ci département bu Kaffrine soxal nag li nga xam ne moom moo di poste santé yi waaye nag lu ni mel tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo di infirmier chef de poste yi nekk ci département bu Kaffrine di ko ñaawlu li nga xam ne moo aju ci thermoflash yooyu nga xam ne dañ koy joxoñ ci bët ngir natt dayop tàngooru doomu adama bi soxna Faty ci loolu sax demal neneen ci dëkk bi ñu wax jaamal nag nekk ci département bu Mbirkilaan lu tolloog fanweeri daara ak juróom ñoo nga fa ëmb lu tolloog tamit 2 junni ndongo daara ci loolu nag ñoom fàggandiku nañ fagaru ci feebar bi bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ni moom moo di Moustapha Cissé nekk président fédération daara yi nekk ci diwaanu jaamal bu jàng jotee ñuy jàng bu lekk jotee ñu lekk waaw léegi foo dem rek da nga fekk bureau bu ñu wékk boole ci omo ku dugg raxasu ku génn raxas waaw loolu daal ñu waaw. soxna Faty ndongo daara yi tamit demoo ñu des parce que ndongo daara yi tamit ñoom li ñu seetlu ci ñoom feebar bi di coronavirus daanaka jàppal ne yéem na leen lool ba tax na sax jot nañoo tàll suñu micro ay ndongo daara yoo xam ne fekk na leen ci boobale dëkk di jaamal. coronavirus sonal nañu de dëgg fi yàlla mu ngi yàqal ni jàng yàqal nañu lépp daal bépp xëy liggéey bu ñu leen def daal mu ngi koy yàqal waaw sonal nañu toog. soxna Faty terewut ndigalay kër docteur yi ñi nga xam ne ñoom ñoo di kilifa yi nekk ci diwaanu jaamal ñi ngi koy sàmmanteeg bu baax a baax rawat ni nga xam ne moom moo di borom dëkk bi di bàyyi Ousmane Cissé. waaye biir jaamal am na fukki daara ak juróom daara ji ci gën a néew soo dee mën nga waxee compte téeméeri personne ndax jaamal suuf si dafa yaatu ni ko état bi joxee mën nañu toog di jàng kenn ku ne ak sa morom mën ngay dandi 2 mètre ba doo jot dara te daara ju ne buñ daara ji def ñu fa raxasukaay ak saabu ak oma ni ko état bi santaane suñu paree dem seen añukaay fa ñu war a jëm añ ndox leen fay xaar ak la ñuy war a raxasu yëpp
loolu nag bu ñu ko am ndimbalu suñu borom moo ñu ko may. soxna Fatick gannaaw bi leen demalee foofu nag ci diwaanu Jaamal jàppal ne daal jamono ji benn taalibe nekkul ci mbedd mi di taxawaalu waaye li nga xam ne nag moom mooy jàmbat li moom mooy tumaranke li nga xam ne moom moo di lu jëm ci wàllu thermoflash poste santé yi nga xam ne ñoo am thermoflash dañ koy wan wute loolu ak diwaanu Koungheul ndax département bu Koungheul kat jàppal ne ñaar fukk ak juróom-ñetti poste santé yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ñoom ñëpp am nañ thermoflash di doxal seen liggéey lépp nag ci ndimbalu ñi nga xam ne ñooy doomu dëkk ba waaye fi nga xam ne moo di diwaanu Kaffrine kat ICP infirmier de poste yi nekk ci département bi ñu ngi jooy guddeeg ba cëkk ñàkkum li nga xam ne moo di thermoflash nga xam ne da leen dimbali ci xeexu feebar bi lee di coronavirus soxna Fatou Dieng. Omar Ndiaye ca Ndoukoumane dañu koy jaajëfal itam sunu correspondant yi ñu àndaloon ci seen ñetteelu numéro miroir Covid-19 jeexale ak xibaar yi niñ ko waxe woon ca njalbeen ga tey ñaari fan ci weeru avril atum 2020 Sénégal am na juróomi cas yu bees mu mel ni rek nag fukk wér nañu tey jilee boo boolee limub ñu wér ñu ngi toll ci juróom fukk ak juróom jamono ji nag ñu nekk ci traitement ñu ngi toll ci téeméer ak fanweer ak juróom-ñett malheureusement Pape Diouf moom mooy ki ñàkk bakkanam moom mooy décès bi nga xam ne Sénégal am na ko donc bu ñu globaliser lépp ci weer Sénégal am na téeméer ak juróom ñeent fukk ak juróom ci ay cas région yi nga xam ne laal na ko ñu fàttali leen ko muy Ndakaaru Thiès Diourbel Fatick Saint-Louis ak Ziguinchor di leen jaajëfal bu baax a baax ci seen safo ak seen kóolute di leen wax rek ñu respecter mesures d'hygiène yi di ñaan borom bi mu musal ñu ci Covid-19 di leen jox dig daje beneen yoon ci télévision Futur Média opération daan corona la woon ak miroir Covid-19